ngeen ko xamee Yeumbeul Nord tey jii fa la ñu nekk ñu seet fii benn kilifa politique boo xamante ni kilifa la aussi tamit aussi nit koo xamante ni xam nañ ko nit koo xamante ni aussi yàgg na amal ay yëngu-yëngu nit ki nga xamante ni aussi mu ngi yëngu ci wàllu social nit ki nga xamante ni aussi Yeumbeul rek moo ko ñor ñu xam ko nag fii ci Yeumbeul xam ko ci ay génneem xam ko tamit aussi ay actes yu muy posé tey jii nag opinion publique Thiaroye Yeumbeul comme dañ leen a newoon nag l'information au cœur de la banlieue loolu moo ñu yitteel l'information autrement c'est-à-dire que indi nit ñi loo xamante ni tey jii kat ku ko seetaan tey di nga ci jëlee loo xamante ni sa way bànneexu baaxoo sa xel bu dal la sa njëriñ la sa yeetee la ak xamal nit ñi aussi lu ñu xamul woon nit ñi lu leen soxaloon daanaka ci chaîne bi buñ ci duggee aussi defe naa dinañ ko ci gis loo xamante ni aussi dinañ ko kumpoon dinañ ko gis loo xamante ni aussi maanaam njàng lépp naa lii moo ñu tax a jóg moo waral tey ji ñu nas chaîne bii di Thiaroye Yeumbeul seen chaîne la sëñ bi yow la ñu fekk sa kër doon kilifa fii ci Yeumbeul balaa ñu lay wax nag balaa ñuy wax sa tur defe naa loo xam nit ki moo gën a xam boppam présenté wu nga xam yaay kan laata ñuy dugg ci débat bi au profond. Merci Sada di wax asalaamaaleykum waa Sénégal di wax asalaamaaleykum waa àdduna di wax asalaamaaleykum waa commune de Yeumbeul Nord bi nga xamante ne fi laa yeewoo man maa ngi tudd Mor Ndiaye dëkk Yeumbeul juddoo Yeumbeul màggee fi ba toll ni ma toll di jiite un mouvement bu ñuy wax CLARI soo déggee CLARI mooy comité de réflexion d'action pour le renouveau de Yeumbeul ànd defar Yeumbeul nekk responsable APR Yeumbeul Nord loolu mun naa ni li nga xamante ni ci suma cursus jot naa dund loolu. Deuxième chose nekk ci bu woon ci APR 2017 ma nekk candidat ci élection législative nekk ci Union Citoyenne bunt bi ñu bëri xam ma ci mu nekk parti politique boo xamante ni ci Benno la bokk ma jiite woon bokkoon ci ñi jiite liste département de Pikine nekkoon 5e personne sur la liste département de Pikine titulaire comme ñu xamul Mor Ndiaye ñu xaw ni au moins présentation bi gudd na mais jaar na foofu. ok dëkk Yeumbeul yàgg fi amal ay yëngu-yëngu tey politique nañu laaj Mor Ndiaye relation am ak askan wi Yeumbeul ak relation politique lan moo waral tey mu yeew rek daan def politique dafa gis ne Yeumbeul dafa doxul wala moom bu ko jege wala bu ko jàppale askan wi wala politique lan moo tax nga soobu ci politique carrément pour bëgg def politique wala bëggoon poste wala. waaw Sada loolu boo ci waxee dama ciy sawar ñun defuñu politicien dañ def politique autrement politique de développement dañu nekk ancien immigré tukki dem Europe jaar ci immigration xam lan mooy immigration am fa expérience am fa ay xamel partenariat ñu ñëw ci suñu commune am yoo xamante ni neexuñu ci suñu biir commune ay manquement ñu am ay partenaires yoo xamante ni war nañu mun a jàppale commune bi ci loo xamante ni pour commune bi gën a ñoŋ population bi fi yeewoo gën a am li nga xamante ni moo dund bu meilleur loolu bokk na ci li nga xamante ni jëf ñu engagement ñu dugg ci politique ndaxte ñi fi nekkoon ay maire ba ñi fi nekk actuellement yàgg nañ leen tàllal loxo pour ñu fexe ànd ak ñun partenariat liggéey pour commune bi gën a ñoŋ parce que maire mënul def lépp mais def naa boo defee jumelage entre commune ak commune communauté européen ak commune africain am na yeneen bunt ak yeneen opportunité yu mu lay indil. Deuxièmement ñu am ay ONG yoo xamante ne xam nañ leen ñu mën a ñëw pour apporter population Yeumbeul
loo xamante ni dinañ am vie meilleure ak dund boo xamante ni bu gën a ñoŋ. jaar nañ fu ne dugal loxo dugal tànk nag ak ñi nga xamante ni ñoom la yàlla teg ci boppu commune bi mais ñu ci bëri pareeguñu pour def loolu comme loolu la nag te Yeumbeul ñun moo ñu ñor ñu ñëw tàllal suñu loxo képp koo xamante ne acteur de développement nga ñu ñëw tàllal suñu loxo xëy na ñun acteur de développement yëpp bu ñu tasee war nañoo mën a gis but bi nga xamante ne mooy yoon bi pour Yeumbeul nekk yoonu yokkute jëm ci kanam. ok loolu mooy sa relation ak askanu Yeumbeul moo waral nga def politique de développement. nga wax dëgg la cela veut dire que wax nga sànq yorinu Yeumbeul nan nga gisee ci jamono ji ñu nekk nii yorinu Yeumbeul ni ñu ko yoree jaar na yoon askanu Yeumbeul maanaam gis nañu seen bopp wala war nañu gën a mun a Yeumbeul war nañ ko mun a yor d'une manière bi nga xamante ni après war na Yeumbeul waaw war nañu mën a gën a gis seen bopp bu baax noo gisee yorinu Yeumbeul dëgg-dëgg. waaw Sada pour bañ a wax lu dul dëgg Yeumbeul man fi laa defee école primaire ba CM2 ma arrêté samay études dem jàngi métier mais changement amul fii Yeumbeul amul changement parce que boo seetee tali bi nga xamante ne jamono ñoom Aline Kébé ba léegi moom nga gis fii du benn infrastructure boo xamante ni Yeumbeul am na ko boo xamante ni yow mën nga fa dem taxaw tey am bëgg a sentir ne li nga ne fi nga nekk gis nga fi loo xamante ni lu la neex la tey benn pour wax la foo xamante ni mën nga fa dem rek doxantu nii tey espace de loisir boo xamante ni mën nga fa dem xam nga décompressé wu waxtaan fa toog jardin say doom daw foo jënd glace toog ak ñoom gisoo ko fi amul Yeumbeul amul dara loo xamante ni lu mën a changer maanaam view doomu aadama ci xalaat ak si waxtaan amul. Est-ce que loolu mun nañ ci continuer di ci dox est-ce que Yeumbeul dañu war a toog rek bul fàtte ni Yeumbeul moo jur Malika Yeumbeul moo jur Kër Massar buñ demee tey ba bëgg a jël Kër Massar def ko département kon xam nga ni kon Yeumbeul dellu na gannaaw te loolu moom bis bu demee ba am Yeumbeul bokk ci département Kër Massar mooy Yeumbeul dee na amatul dara kon war nga xam ni kon Yeumbeul am na beneen xar kanam ak beneen vision boo xamante ni moom la war a am budul bi. voilà li nga wax daanaka loolu beneen débat la ak Yeumbeul daanaka suñu déggee sa wax warul bokk ci département de Kër Massar bi nga xamante ni président def ko annoncé woon yàggul. waaw tey c'est vrai que Yeumbeul li nga wax ni coono gi bëri na waraloon sax ndaw yi nekk fii amoon na ay jamono yu yàgg sax ngir ñu jàppale leen surtout fi ñuy defee sport ne nga sànq espace de loisir amoo fi ak yooyu état du Sénégal octroyé leen ay espace terrain yi ci jamono ji daanaka yemb na commune bi moo ko moom mais xamuñu ci bu bëri gisuñu ko dégguñu ko ñoo ngi naan daal nguuru Sénégal jox nañu 23 hectares am na ñu naan sax ëpp na ak yooyu 23 hectares virgule 95 arts la ñu jot mais loolu ñun bu ñu demee ci service des eaux et forêts su fekkente ne ñoom jox nañu benn commune bi la ñu jox espace boobu kon commune bi moo ko yittewoo lépp lu ñu ciy def les forces vives de la commune war nañu réunir ba ñëw kenn ku ci nekk ba ñu def ko ci benn point ñu def ko ci stade nag moo waraloon ñu jox ñu kii boobu léegi tey jii à titre individuel lañ koy joxe nan nga loo ñu si mën a wax yow mi nga xamante ni Yeumbeul da la ñor defar Yeumbeul rek moo la tax a jóg jàppale askan Yeumbeul moo la tax a jóg. waaw soo ma laajee ci terrain yooyu dinaa ci sawar parce que je salue de passage sunu synergie des actions de Yeumbeul ànd aar moomeelu Yeumbeul loolu def naa moom mooy synergie bi nga xam moo fi judd. te ku gis synergie bi gis ma ni maa ngi ci biir waaw Yeumbeul dañ ñu octroyé 23 hectares loolu nga wax lu leer la te biñ koy def tamit Yeumbeul moo tax vraiment ñu def ko mu nekk benn 23 hectares yoo xamante ni maire bu fi mës a ñëw amoo espace boobu xam nga. ñu koy sante nag sunu borom
mais bi muy ñëw dafa am lu tax ñu ay infrastructure yoo xamante ni moom moo taxoon ñu wut ko. plan d'initial bi nga xamante ni moom lañ dugal ba tax ñu octroyé na 23 hectares liñ fa waroon def laa la bugg a limal pour ñu xam ko. foofu ñu ngi fa waroon def 400 parcelles yu 150 mètres carrés ak yu 200 mètres carrés lañ fa waroon def yoo xamante ni ñu ngi ko def pour les impactés. ku ne impacté mooy ku nekk ci ndox ku ne impacté mooy koo xamante ni dafa état dafa ñëw liggéey foo xamante ni daf ko soxla nga nekk impacté ci biir commune bi ñu jox la nga ñu war la defaat réaménagement feneen ci beneen côté muy fu 23 hectares yi am ñu ne dañ fay def stade municipal ñu ne dañuy def foofu stade municipal boo xamante ni dafay nekk 26 535 mètres carrés ñu ne dañ fay def station essence bu 8500 mètres carrés ñu ne dañ fay def grande mosquée bu 3300 mètres carrés ñu ne dañ fay def gare routière bu 8900 mètres carrés ñu ne dañ fay def école de formation professionnelle bu 3300 mètres carrés ñu ne dañ fay def complexe municipal bu 11200 mètres carrés ñu ne dafay am fourrière municipale bu 5560 mètres carrés ñu ne dañ fay def école alimentaire bu 9960 mètres carrés ñu ne dañ fay def daara école moderne bu 3320 mètres carrés ñu ne dañ fay def lycée bu 10700 mètres carrés ñu ne dañ fay def daara moderne bu 3370 mètres carrés ñu ne dañ fay def camp sapeur pompier bu 7240 mètres carrés ñu ne dañ fay def centre hémodialyse bu 5590 mètres carrés ñu ne dañ fay def parking municipal bu 3000 mètres carrés ñu ne dañ fay def aléa boo xamante ni pour passager nit yi nekk fa di doxantoog yooyu bu 890 mètres carrés sur 37 mètres ñu ne loolu lañ fa war a def lii mooy nekkoon projet bi nga xamante ne moom lañ fa waroon def. tey jii gis nañ ne loolee lépp daanaka askan Yeumbeul daanaka xamuñu ci dara te sax 23 hectares yi 24 la. parce que 23,95 hectares 24 la donc du ko teree mot 24 hectares tuuti lu bëri ak bërëb bi am na yenn détails yi bu ñu ci duggee day xaw a kii waaye loolee nga xamante ni dañ ko tey ji ba jamono ji kenn gisul dara ñoo ngi wax ne gis nañ ne ñi nga xamante ni sax ci commune bi la ñu bokk ñii ñuy maye à titre individuel benn nit ñaari terrain benn nit benn terrain extra ban jàngat nga ci mën a def ak moo ci mën a wax. li ma si xam te mu am mooy déjà dañu octroyé 23 hectares te bu ñu xasee octroyé nit 23 hectares pour man kooku commune Yeumbeul Nord lañ ko joxuñu ko ay personnes individuelles ma jàpp ni terrain yi waaw parce que mbir moo gis nag am na kuy jiitu pour dox ko mais loo jiitu di ci dox day am benn moment boo xamante ni bu fekkee bëgg nga dëgg faaw nga yaatal boole ci nit ñi ubbi pour ñëpp dugal ci seen loxo man foofu laa doon xaar ñi nga xamante ni dañ jiite mooy fii am na ay responsabilités yoo xamante ni dafa lourde mais soo koy jël war nga ci associer nit ñi tey ku mel ni chef délégué de quartier yi yu 88 quartier yëpp délégué de quartier bi seen président ak seen adjoint nga tànn foofu ñaar entité bu ci nekk imam yi nga tànn fa ñaar entité bu ci nekk boo xamante ni moo xam culturel la ba si waa curé bi nga tànn si ñaar 7 personnes ressources yi ak yi nga xamante ni comme wàllu état la nga seet ñi nga xamante ni ay comme lu mel ni ku mel ni comme député xam nga boole ko ci parce que moom moo yor askan bi wuyu ko ngay jël ko téléphone
nga wax ko mu oto la yor si fii la jëm si nga kii ko nga boole leen ci. yaa ngi dégg nga boole leen ci parce que ñooñu ñu xam au moins au fond du dossier lan moo si nekk nga xamante ni yaa ngi ñoom yéen a ànd yéeg dox kayiti dox ba mu sotti bu sottee après nga ñëw yow yaay première ki nga xamante ni yow yaa habité pour def lu la ci lu nga ci bëgg. conseil municipal bi voté nañ mais conseil municipal bi ñoom li ñu voté consensus lañ def comme plan bi ma la wax nii moom lañ leen présenté loolu ku ko gis te nekk doomu Yëmbal mais da nga koy valider da ngay nangu pour loolu mais bu fekkee da nga dem ba am sa consensus ba jël ba pare bu dee da nga jël def leneen comme ni nga ko waxee yaa ko wax nga ne am na yeneen yu ñuy jox ay titres individuels man boog titres individuels yooyu ñuy joxe man boog awma ci dégg naa nag ñu ci am gis naa tamit ay acte ñoo xamante ne am na ci kon mun naa la confirmer na li nga wax noonu am na mais est-ce que réellement au fond li nga xamante ne moo doon projet bi à 100% noonu nekk na fa parce que am na la yoo xamante ni premier projet bi tali bi stade bi déjà ci kaw tali bi la nekkoon stade bi projet bi ci kaw tali bi la nekkoon mais comme ni nga ko waxee kuy jaay moom lu gën a seer ngay wut ak lu gën a baax mais dañoo pousse stade bi dugal ko ci biir jël kër yi ci kanam def ko ay kër parce que kër yooyu ñoo gën a seer am na conseil municipal yu am ñaar wala yu am ñett mais ñoom war nañoo génn tontu ci leeral ko wax ci ban base lañ ko amee conseil municipal d'accord fii ci Sénégal nee nañ conseil municipal suuf bu ñu séddale fii conseil municipal bi da cee war a am mais man gisuma ko ci texte boo xamante ne fu ñu wanee ni conseil municipal suuf fu ñu koy séddale dafa war a am gisuma ko bañaluma leen ko nag parce que ay doomu Yëmbal lañ man nangu naa conseil municipal d'accord naa parce que ay doomu Yëmbal lañ te kenn ci ñoom kenn fayu la pour weer pour looy fayee ko pour kii man a genre bénévole la rek loolu bu ñëwee ñu am ko pour man amul problème xañuma ak ku dëkk Yëmbal suuf si kuñ ci jox am nga droit nga jël ko utiliser mais anam bañ la koy joxee ndax lu logique la ndax ña fa am ñëpp dañ leen a jox comme war a jox leen comme ni ñu joxee conseil municipal yi wala ña fa am dafa am ñoo xam dañ leen koo jaay wala dañ koo lijjanti loolu mooy lu ñu war a gëstu xool ko lan la au fond. li nga wax moo nekk c'est vrai que conseil yi da li nga wax ni moo conseil yi Yëmbal 70 conseils la est-ce que terrain yi 70 conseils yooyu yëpp mën na ci xëj ñoom ñëpp 70 conseils yi daanaka joxuñ bi dafa mel na ñoom ñëpp sax jotuñu am ñi ci jot am ñi ci jotul ci biir loolee ñun ci luñ ci mën a wax ak ci luñ ci xam xëy na am loo xam duñ ko aborder dafa wane ne rek maanaam mairie daal dafa tële ndax du ci loolu kese ci wàllu suuf si gis nañu tabaski buy ñëw Covid bi aide bi ni mu ñëwee ak yeneen ak tamit aussi dafa mel na daal na maanaam commune bi bureau municipal wala commune bi ci boppam mu doxin askan wi Yëmbal daal daanaka dox mi ñu ko yore daal dafa xaw a sooxee bu baax a baax est-ce que yow pare nga pour élection bu ñëwee nga relever défi boobu nga fexe en fait askan wi daal ñoom lu ñu soxla nga indi leen ko. waaw ñun nee naa la ñun développement la ñuy def loo xamante ni day mën a suqali ñi nga xamante ni dañoo ne ci suuf parce que mën naa ne fii kàmb la te kàmb moom ku ci nekk da ngay bëgg ku la jox loxo pour génne la nga ne ci kaw ñu ngi leen di ñaan commune Yëmbal Nord laay waxal ma leen di wax di leen lancer appel wax leen ni jot na pour ñu jël seeni engagement ak seeni volonté ci ñun ñëpp ñu def main dans la main pour seet l'intérêt de Yëmbal bañ a seet l'intérêt individuel parce que am na ñoo xamante ni vraiment dañuy wax nii rek pour bëgg a wax xam nga taxaw di ne way ñun ay politiciens lañ ay candidats lañ dañu bëgg a nekk maire nangam parce que xëy na dañu am benn bëgg-bëgg bu ñu bëgg wala ñun encore man sama bëgg a nekk maire wala bëgg commune bi changer c'est pas que dama bëgg a nekk maire dama bëgg a relever défi coono bi fi nekk parce que pour ay nekk maire wala yooyu kooku destin mbiru yàlla la dañ koy teg ci loxo suñu borom
mais am na ñoo xamante ni ñu ngi ci biir commune bii ne ay responsable lañ ñoom wóor na leen wóor yàlla ni bu ñu demoon di wër commune bi mënuñoo génn juróom-ñaari nit parce que mooy askan bi santiru leen. man aw ma ndomba tànk du ma conseil municipal liggéeyuma titre privé laay liggéey sama entreprise privée laa yor te lu ma am kas néew mu bari waaye Yeumbeul laa koy jox loolu message bi ñoom laa koy seede heure bu ñu amee jafe-jafe heure bu amee damay génn taxaw wax ci wax li nga xamante ni moom moo war a doxee noonu la war a doxee ma wax sama xalaat pour wax la ba ci inondation bi tey première taw 3 heures du matin laa génn dugg ci station bi ndox bi yem ma ci genou ma dem buntu Matendike bi ndox bi yow ma ci cuisse ma def vidéo 3 heures du matin boobu waa Yeumbeul ñëpp a ngi nelaw ma def alerte wax leen ni ren prévision yi ne na ndax day bëri ma interpellé monsieur le maire direct ma ne ko curé nga xool zone yi nga xamante ni mooy bassin yi nga xamante ni am nañ problème ak yi nga xamante ni population bi tamit am na suñu am part de responsabilité di fa tuur mbalit mais yow yaa nekk tutelle ci loolu lépp ndaxte loo bëggul mu am fa du fa am nga jëf ci sa wareef balaa ñu ciy àgg ba ma waxee loolu ñu ne kii dafa am jot day dugg ci ndox yi dafa am jot nangam dafa am lu mu bëgg wala nangam moo tax def naa bi nawet bi ñëwee Yeumbeul indoone na parce que bassin bi nga xamante ni moom moo war a aspirer lépp luy eau usée ci Yeumbeul bassin bi pompe bi war a pomper bassin bi yóbbu ko ndox bi dem gàddaay dem géej bassin boobu pompe bi 4 ans tàkkul ñuy dox muy quartier Ibra Kébé ma leen di salut de passage di leen masawu coono tey Yeumbeul bu indondee li ko indi lépp lu bëri li ko indi mooy ndox moomu noonu nga xam dafa stagné ci biir bassin yi reversé wu ci biir kër yi te pourtant bu fekkoon liggéey am na bi nga ko war a def ñi nga xamante ni dañoo jiite waroon nañoo liggéey bi ci moment boobu parce que dañ ne am na secteur environnement ñi koy budgétiser ay 3 millions chaque année te bu leen fàtte Yeumbeul mi ngi am xaalis commune Yeumbeul Nord ren budget dafay laa 1 milliard 40 millions te man gisuma infrastructure boo xam mat na 30 millions bu fi am na yoo xamante ni ay Promoville ay Talikar loolu vraiment c'est état du commune bi du maire bi dafa ñëw pour tabax ay taleek yooyu mënul loolu mais mën na def ay pavage ak yooyu mën na ko alerter pour def ko parce que partenariat da koy def Khalifa Sall moom moo créé Dakar sans sable est-ce que Khalifa Sall maire la kii la président la mais ay partenaire la ci àndal ñu fexe jàppale ko accompagner ko muy Promoville Pakasen def yooyu yëpp eaux usées yeeg fa mais da nga war a ñëw taxaw ak askan bi wax leen daanu dajul suuf il faut gars yi jël seen engagement ci dëkk bi tey wax nit ñi dëgg mënoo tëj say oto nekk sa biir 4x4 boo rombee nit ñi duñ la gis te bi nga xamante ni avant ngay accès foofu noonu chaque jour que ba jëfee guddeeg bëccëg nit yaa ngi lay gis il faut politiciens yi changer méthode am na ñoo xamante ni fii ñu ngi taxaw dinaa ne askan bi gisuñu leen ci coono yooyu ñu nekk Covid période Covid askan bi gisuñu lu seen bopp ci Covid bi am na ci quartier yoo xamante ni ba nii séddale ceeb bi amul benn pepp ceeb bu dugg seen koñ soo demee quartier Mor Diop du benn pepp ceeb bu fa dugg muy Daaru Rahman 2 pour lan utal seen bopp ay noonu ut ay créer ay lobby waaw ñii ngay àndal yooyu moo fi jeex commune Yeumbeul bii nii jeunes yi dañoo conscient fi mu toll nii jigéen ñi am fulla man damaa leen di wax ku ñëw indil leen xaalis wala mu leen di jéem a ger lekk leen ko ba mu jeex te bu tànn jotee man mii bu mu ñëwee indil leen xaalis pour ger leen lekk leen sama xaalis ba mu jeex parce que coono bi ngeen dund pendant 6 ans yéen a koy dund 6 ans nag boo ci bëggee fàtte sa bopp si benn 5000 francs jaay nga sa bopp chaque jour matul sax 1000 francs te di nga dund lu gën a pur loolu te ñoom baaxoo nañ di wax naan Yeumbeul aliment de bétail lañ soo tollee si élection ravitaay leen xaalis jot leen
wax boobu yéen a ngi koy dégg seetaan leen bu baax yéen doomu Yeumbeul yi da ngeen a diñ am ngor nekk nit yu responsable am jom am fulla gën leen a dolli fulla ci seen bopp ak jom ak ngor parce que loolu moo nekk ci yéen mais am na ñoo xamante ni jàppeewuñ leen sax nawle te man nag dama ànd ak waa Yeumbeul àndu nawle ak àndu gor lépp luñ bëgg suba ngoon ma ne ci lépp loo xamante ni mën naa ko alerter ma yooxu ko ba ñu xam ko. ñu fàttaliku ne rek Thiaroye Yeumbeul tey ñoo ngi nekk ak Mor Ndiaye di responsable affaire un homme social ku jege askan wi la yitte askan wi aussi tax na ko jóg saa su ne bu dégg ba ci wuy ci lii nag la ñu soxla moo di dem aussi lañ leen waxoon moo nekkoon loo xamante ne la ñu diggéen ak askan wi tey duñu tàyyi benn yoon tigi bu ñu waxee responsable tey jii bu ñu tuddee turu Mor Ndiaye je pense que tur boobu warul jaaxal kenn waaw ba tey dañuy wéyal rek débat bi opinion publique ci la ñu nekk sànq ne nga ancien immigré nga woon ci jamono ji aussi di xaw lëmbe réew mi moo di immigration clandestine yow mi jot a dund loolu aussi est-ce que mën nga ñu nettali tey actuellement nii en fait mun nga dund woon foofu donte nekk yow sax voie légale nga jaaroon mais xëy na ñàkkul bi nga demee ba foofu am na ñoo fekk suñuy sénégalais ay patriotes say compatriotes sénégalais yi foo fekk ak noo leen fa fekkee ak est-ce que loolu daan nga ko dund foofu. damay rafetlu Sada li nga ma wax noonu ci immigré xanaa di masaw ñi nga xamante ne ñoo ci dem ñu indiwaat leen tey jaale famille bi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan di xam ne lu métti la jeunesse bi Sada immigration bi société li ko indi mooy dañoo amatul yaakaar ci dëkk bi amatuñu yaakaar comme ndaxte comme fi ma jógee rek laay waxaat mooy ci doxalinu njiit yi seen bopp da ngay gis koo xamante ni démb ak bërki démb jël taxi dem Dakar da ko doon të tey 4x4 la yoru ci benn yoru ci ñaar tey day sol bii suba mu yore bii ndaw yi continuer mënuñu am sax xëy jëndal sa bopp ndékki nga am yaay am papa am sœur am ay frère yeewu ñu lay wax soxla mënoo xëy jox leen juróom non soo dee gor suñ nee la lii boo ci yéegee da lay yóbbu Espagne da nga ci yéeg du lu ñuy encourager nag vraiment du lu ñuy encourager de. mais foofu noonu est-ce que daan nga la. immigration def naa immigration ndaxte 98 laa génn Sénégal dem Europe voie légale laa jaar avion wàcc Paris dem Italie toog fa sama séjour visa jeex ma toog nekk sans papier di liggéey ba dem am këyit di liggéey bi ma amul këyit dama doon jaay ci géej gi laa dëkkoon jaay guddi jaay bëccëg ba am këyit di liggéey dama doon dem ba Lampedusa fi nga xamante ne mooy frontière peut-être Italie ak Libye booy dañuy jóge Libye ñëw ba Italie ñu jàpp leen ci camp bi dañuy gis koo xamante ne da nga jékki-jékki ku dëkk ci koñ bi am seen numéro dem seen kër comme ñëpp dama soxla numéro Mor ñu jox ko may jékki-jékki sama téléphone police frontière woote Njaay Mor nga ne ñu ne la da nga am sa mbokk benn frère bu ñëw fii sénégalais la mu ngi fii léegi il faut nga ñëw comme ça ñu enquête la après ñu mun ko bàyyi soo demee nga ñëw da ngay ñëw fekk plus de ay 30 personnes ñëpp lañu xam nga ma grand xam nga ma grand mooy leen xam naa leen ñoom ñëpp mujj gi dañ ma doon wax ni sax est-ce que yow du yow yaay def trafic pour dugal fi immigré ma leen non ñii dama leen xam ñoo bokk dëkk xam naa leen nga joxe sa kay garantie booy dugg li ma garantie ay nit ñu dugg mënuma la wax nii la toll parce que loolu mooy suma wareef man nit du jël risque toog ci gaal pendant des jours ñibbi ñëw ba dugg pour am réussite man ma ñëw di ko xañ pour ñu koy delloo man duma ko def je préfère que am ci problème que ñoom ñu ciy dellu di am problème mais gaal du solution voie légale yi ñu ngi fi et puis waxaat ndaw ñi liñ leen di gëmloo ci Covid bi
ne tubaab yi dee nañ dañu dee li dee dafa bëri suñu màggee dañu liggéey day am c'est pas ça. tubaab yooyu dee ay tubaab la ñuy liggéey ba retraité jël pension mooy retraité pas yi ngay gis fii ñu toog ci damier yi tubaab yi foofu lañ toll. grippe la grippe saisonnière la soj mag mënu koo dékku sax waxuma laa xale bu dëgër sax bu xiiboon mënu ko dékku asamaa mag ñu dee ci tubaab yi pas yooyu noonu tubaab yi bu ñu état bi deewee bu tubaab yi deewee état bi daf ci kontaan xam nga tamit ci kontaan parce que dootul fay weer pas yooyu jeex na li mu leen doon fay jeex na c'est fini dootu leen fay dem foofu taxul nga liggéey soo demee Espagne ci tali yi ngay fekk sénégalais yi daanaka dañuy nekk ay sans abri soo demee Paris ñaata chômeur ñoo fa nekk ñoo xamante ni état français daf leen a soutenir di leen jox sans abri ngay yow toog nga gis tubaab yi nga xamante ni ay association bonne volonté togg ay supp ci sedd bi jël ay couverture di ko jox ni mais lan moo fi jar loolu dem dëkk di souffrir di tumranke fii au moins lu mu métti boo xëyee ne damay dem seeti benn saada mais boo demee kër saada di nga ndékki su wëru ndékki jotee añ bu jotee saada dina la kaay añ reer saada dina la kaay reer mais Europe loolu amu fa parce que yow déjà nekkin ci biir ndoxu géej leen te xamuñu leen dañuy dem ba jeexal ndox ngay naan si ndoxu géej bi xanaa xamoo booy naan ndoxu géej da ngay gën a disgraté ndoxu géej bi ndox mi ne ci yow ak kës néew xorom si da koy jël ba mu jeex tàkk booy dinañ wàccu ba wàccu jeex ñu wàccu bu verte wàccu bu verte bu jeex nga wàccu deret moom ku ko wàccu xam nga ne doo àgg géej doo àgg Espagne te ku dee da ngay diisal gaal gi dañ lay sànni ci ndox mi maanaam naa ci boo yoo xamante ni fatoon naa leen di tëdd ba gudd yuuxu ma ne ko lan la mu ne ma dama doon gis ay bëy parce que géej afa am ay yëfam yàlla bi mu bind ñetti la bind joor jéeri ak géej kon nag am na loo xamante ni asamaan dafa bind asamaan bind joor bind jéeri ji lu ci nekk ak li ngay dund saada yow mii boo solul masque oxygène plongeur yooyu ndox mi mënoo see dund jën ñaata at la ciy ne di dund bu ñu naxante segam lébu yi nga xamante ni ñoom mooy seen métier purement simplement dañuy am problème sax si biir géej gi ndax dañuy dem ba réer ci biir ndox mi ndax ay ngelaw ak sedd et puis diggante Mauritanie Maroc foofu pour traverser ko rek non guerre la waxuma laa nag yeneen ak yeneen boo jëlee gaal bi di dem Kasumay di dem Casamance si guddi bi sa biir cabine bi nga tëdd di nga neer ba bëgg a wàccu si biir cabine bi waxuma laa nag nga toog nii rek ci ay bant ngelaw bi di la upp gauche droite nga war a dem ba Espagne du solution metti na trop sama frère yi mais dama leen di lancer appel ngeen toog ñu defar dëkk bi mën nañ ko defar dëkk bi xam-xama koy defar ay malaaka duñ fi wàcc ay jinne duñ fi wàcc pour liggéey ko ñun ndaw yi ñoo fi toog pour defar ko metti na mais lu metti góor lay dal te tamit wërsëg ci nit la nekkul ci Espagne mën nga dem nit dem na Europe def fa 30 ans indiwul dërëm ñëw fii commencé jaay gerte caaf nekk milliardaire il faut tamit ñu bàyyi xel et puis jeunesse bi ñu nangu jàng métier jeunesse bi ñu bàyyi paresse ak complexé yenn liggéey yi nga naan duma ko liggéey parce que nii nangam te yow rusoo ñaan xam nga loolu moo fi nekk wax bi mënul neex waaw mais lii moo fi nekk si immigration waaw ay masawuwaat ñi nga xamante ni ñoo ci dem dund ay coono mu métti ñi nga xamante ni génn nañ ci àdduna maa ngi leen di jaale seeni mbokk yàlla yóbbu leen si àjjanay firdawsi te jox leen xolu muñ ku ci sa benn doom génn àdduna nga am keneen jox ko volonté mu toog si dëkk bi te puis Covid bi moo ko indi crise mondiale moo am parce que commerçant yi doon dem Chine ay Dubaï di indi bagage yi booy di ci jël di ambulant di dem jaay di am dara dafa tëj commerçant yi indeetuñu bagage booy yi li ñu yoroon kës néew jaay nañ ko yenn weccit yi amel nañ ko yenn commerçant yi yenn booy yi ragal ku leen tëj moo tax benn 300 000 ngay dese daw jox ko ci gaal gi pour dem mais loolu du solution ñi ñu ameel bor nañu muñal ñi nga xamante ni ñoo leen ameel xam ni li ko indi àdduna la jàppul Sénégal te ñun réew yu gën a ndóol ci lañ bokk waaw. est-ce que nekkul tamit état bi défaut bi c'est l'état qui a failli à sa mission wala politique emploi jëmale ko ci ndaw ñi ci la ñoom ñoo échec est-ce que nekkul faute état bi loolu. waaw man loolu du mën a peut-être
faute état fi ma koy waxee mooy man côté yi laay gën a wax pour ñu jëm ko gën a sécuriser waaye tamit état foofu noonu pour mu sécuriser ko à 100% comme ni ma la ko waxee ñun amuñu doole. te deuxièmement mooy gis nga nit ki nga xamante ni si gaal lay liggéey teg gaalam bëgg a wuti jën kooku mënoo xam ndax jën lay wuti wala day dem Espagne honnêtement pour te dire waaw li may wax rek mooy lancer appel solennel son excellence président Macky Sall bi mu ñëwee Pikine quinquennat la wax vraiment ñu koy ñaan mu gën a amaat yërmande si askanam xam ni doom yi ay doomam lañ ndaw yi ay ndawam lañ su demee dëkk bu demee ba amatul ndaw espoir amatu fa te instant bi dëkk bi mi ngi bëgg a ñàkk ay ndaw ndax ñàkk espoir mu renouveler effort pour def li nga xamante ni moom mooy ay microfinance yoo xamante ni comme lu mel ni DER mooy mais ñu yombalal gars yi amuñu problème yooyu gars yi seen i bëgg-bëgg jafewul jeunesse bi soo leen ñu yombalalee au moins xam nga ñiy liggéey di fay ñeneen jël affaire yi dox mais am na bu ñu la waxee demal financement am na gars yi bu ko jël def ko politique de gauche à droite wala seen i mbokk du foofu ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal waaw te président Macky Sall nag dañu am yaakaar si moom moo tax de 2009 mun nañ ñu ne ci boom dekkal ngor di ci sonn waaw ba tey bu ñëwee ba moment bii nii nag yaakaar bi tey la gën a ëpp dëkk bi metti na trop mais mu gën a gestu ndaw yi parce que ñoom ñooy avenir yu ëllëg suba. kon jaratul ko muy def xalaat troisième mandat de. troisième mandat man moom wax dëgg yàlla loolu du ma si wax parce que su ma si waxee comme du ma juriste yaa ngi dégg te nekkul suma domaine du ma si wax mais am na loo xamante ni président Macky Sall nit la boo xamante ni nitu kàddu la li muy wax na ko bañ na ko bu buggul sax kenn ko si wax te et puis troisième mandat dañu nekk 2020 moom mu am 1 an war a dem 2024 pour man li nga xamante ni mooy importance bi à 100% mooy ñu xool fi nga xamante ni mooy 2024 projet yi nga xamante ne am na fi d'ici 2024 fan la ndaw yi mën a réussir fan lañ leen mën a orienter ba ndóol mi jeex ak yéeg gaal yi jeex ba ñu xam ni vraiment Sénégal mi ngi émerger pour man foofu noonu la président Macky Sall toll képp koo xamante ni da nga koy xalaatal pour man foofu nga ko war a xalaatal parce que lu jotagul moom wax ci moom day mel ni da ngay def amalgame. ñu fàttali rek tey ñoo ngi nekkoon ak Mor Ndiaye ñoo ngi lay jaajëfal egg nañ ci cappaandaw li nga wax rafet na wax nga ci jamono ji loo xamante ni lu xaw a lëmbee askan wi loo xamante ni aussi xaw na jaaxal askan wi moo di immigration clandestine wax nga ci sa xalaat rafet na lool ñaax nga ndaw ñi wax nga it ci li nga xamante ni moo di situation Yeumbeul en tant que responsable APR en tant que koo xamante ni aussi jafe-jafe askan wi Yeumbeul daf laa yàgg yitteel loolee nit ñi dégg nañ ko xanaa di wax ne rek aussi ñun tamit aussi jiwmuñu ginnaaw bi ñu ñëwee fii seet si fii kilifa bi nga xamante ni les responsables sociaux documentés qui sait très bien en fait lan la Yeumbeul di dund donc loolu lu mu wax fii nii dafa wane ne rek attachement am digganteem ak Yeumbeul digganteem aussi ak askanu Yeumbeul donc nag ñoo lay jaajëfal nekkoon suñu émission opinion publique ci Thiaroye Yeumbeul donc Mor Ndiaye ñoo lay jaajëfal ana looy tàggatoo. waaw di waxaat merci Yeumbeul Thiaroye TV di leen waxaat merci bu ngeen defee choix ci man mi xeebu mi nga xamante ne taalibe laa rek xam nga di ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi de wér di ñaanal sama sëriñ Alaaji Maam Cerno yàlla dëgëral taxawaayam ci yoonu murit bi nga xamante ni moom mooy Baay Faalu sëñ Mountakha ñu nekk ay taalibeem nekk ci keppaaram te lépp lu muy wax ak ñun mooy nekk leen ci jub ak dëgg te bu leen dara soppi may lancer un appel solennel la jeunesse de Yeumbeul temps yi nii am na terrain yoo xamante ne mi ngi am problème muy terrain Gàddaay terrain Jokko ak terrain Daaru am problème boo xamante ni bu sérieux parce que histoire bi datewul tey magistrature depuis 2015 la problème yi juddu xam nga un certain Ahmadou Bamba Sall ñëw am TF moom terrain yi am ñoo xamante ni ñu ngi occupé terrain dëkk si ba tabax mu am espace bi nga xamante ni fa la jeunes yi doon def épanouissement école yeeg lycée yëpp di fa def gymnastique
maanaam kon terrain boobu wax dëgg yàlla Yeumbeul da ko soxla waaw. tey rek am naa ci réunion ci mairie ba vraiment di wax Ahmadou Bamba Sall di ko lancer un appel bu ko gisee à travers Yeumbeul Thiaroye TV. Thiaroye Yeumbeul TV comme ça au moins mu xam ni foofu ay sëtam ñoo fa nekk ak ay jarbaatam ay doomam ñu koy ñaan mu bindaat état du Sénégal mu jëm ko jox feneen parce que def naa àdduna bi ñu toll tabax nu mu méttee ay kër yu ñu tabax ba pare toj ko do xalaat ñaar fu ay ndaw di fubalee di fa def épanouissement école yi école privée yi école publique yi yëpp di fa defee ay gymnastique ak yooyu foofu ndaw yi dañ ko soxla te Yeumbeul bi ñu xàmmee ba léegi ñun ba toll nii foofu lañ nekk di fa fubal ma koy ñaan ñi nga xamante ni ñooy autorités yi ku mel ni maire mu dugal ci loxoom à 100% et puis ak xale yi nga xamante ni dañ leen ci koome ko descos ñu bàyyi leen relâcher leen purement simplement ñu dem jàngi man loolu laa am li nga xamante ni moom laay laaj xam nga di wax waa Yeumbeul man ak yéen la ba keroog li nga xamante ni nam ngeen ko ci man bés jot yàlla sottil ko su ma waxee wax ji baax dama koy sante sunu borom xam ni yàlla moo ko bëggee noonu bu dee wax ji dafa dëng wala ma frustré ci nit maa ngi koy jégalu te di ko wax ni waxu nit la rek te nit matul ma leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen wax merci jërëjëf. jërëjëf Mor Ndiaye di jaajëfal it ñi nga xamante ni moo di suñu caméraman yi ñu nekkal di jaajëfal aussi équipe Thiaroye Yeumbeul di jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñu yor initiative bi tàmbale ko ci ñi nga xamante ni sama waay ñoom seen moyen seen